Papa Ngagne Ndiaye. tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne la ñu ci àndal lu aju ci xibaar yi mbas mi di Coronews ak soxna Bint Diallo lu ñeel reportage tabaski dinañ ci ànd ak Moussa Oumar Gueye ca Tambacounda yéenekaay yi Mohamed Ndiaye moo ci ànd ak ñun gis-gis tey ñuy waxtaane tabaski gi ak feebar bi ci réew mi ana yan matukaay lañ ci war a mën a jël laaj boobu buñ ci tontoo ba daaneel ko ci la ñuy tàggoo. ni ñu ko waxee mbokk yi ci bopp xibaar yi ñu dikk ak yenn ci yaatal gi lu aju ci procès di àtteb ñi nga xam ni ñoom la ñu jàppoon ci xale bu jigéen bu ñu ne woon sàcc la ba doon ko def jëf ju ñaaw siiwal ko ci internet bi seenub àtte nag dàq nañ ko ba fanweeri fan ci weeru sulet gërë ñu dëgmal tey ji la ñu tàmbali woon àtte bi ca tribunal bu Ndakaaru ñett lañ ci tegalagum loxo nag ba tëj leen ca kaso ba jamono ji ñuy waxee liñ leen di toppee nag bokk na ci def ak ñaawteef waaye itam nataalub jàmbur fësal ko ci internet bi ci lu dul coobareem ak itam wuññi war may doomu aadama loolee lañ leen di toppe seenub atte fanweeri fan ci sulet lañ ciy dellu si waat lu jëm ci wàllu coowal suuf li Thérèse Faye Diouf di maire moom li muy sàkku ci naataangooy maire am yi mooy nag nañu fexe ba képp koo xam ne di nga joxe suuf nga xool ko bu baax teg ko ci yoon yemul foofu moom jàpp nañ daal lu toll ci 300 ci ay hectares ñu jël ko jox ko kenn nit loolu ëpp na te war nañoo mën a xool itam matuwaay yu ñu war a mën a def ba saafara mën a am ci coow yu mel nii ba bu ëllëgee dootul amati moom moo jiite agence nationale bu case des tout-petits nekkoon gaanu RFM matin ñu teewlu ay kàddoom. maire yi war nañu am jàngat bu rëy ci li nga xam ne moom mooy coowal Ndingler bii nii ba tax na war na mën a tax rek ñun ñëpp ñu gën a àndaat ak seetlu ñu gën a àndaat aussi ak dal balaa ñoo jël une quelconque décision mais aussi ñu gën a àndaat ak xof mooy bu ñu ñëwee ne la dañoo soxla lii sa commune te nga xam ne conseil municipal bi moom moo am responsabilité délibérée ci suuf boobu balaa yeneen service de l'État yi di jël la xële par exemple nit ki bu amee li délibération bu ko neexee mu ne dama koy def bail wala dama koy def titre foncier loolu nag moo tax ma ne maire yi ne serait-ce que intérêt yi nga xam ne war nañu protéger population yi ci yenn fan yi parce que yenn gox yi mbéy mi kese la nit ñi di yaakaar pour mën a dimbali ko pour mën a am lu ñu dund donc loolu nag bu fekkente ne moom mooy activité principale u dëkk bi loolu dañ koo war a bàyyi xel dafa tax aussi may xalaat beneen mbir mooy est-ce que waruñu xool benn ratio boo xamante ne nit bu ñëwee di laajte suuf ci benn gox waru ko mën a dépasser surtout par rapport à l'assiette foncière mooy suuf si nga xamante ne moom moo nekk ci périmètre communal bi parce que bu fekkente ne am na commune yu mag am na commune yoo xamante ne superficie bi taxu koo demee noonu bu fekkente nag nit ki dafa ñëw ne tant d'hectares laa bëgg te nombre boobu am solo am importance je pense que loolu war nañ ko mën a xoolaat donc man daal lii laay dénk sama bopp di ko dénk maire yëpp lii nañu yee nañu xool aussi nan la ñu gën a mën a amee une communication entre les services de l'État ak li nga xam moom mooy collectivités territoriales yi pour question bii nii. jàngoroy mbas mi la ñuy dikk ndax ay loraange mi ngi wéy ba tey ni ki démb rek ñeenti nit ñoo ci ñàkk seen bakkan lu toll nag ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ñàkk gum nañ seen bakkan ci jàngoro ji ba mu tàbbee ci réew mi ak tey ni ki tey ji lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom benn nit amee jàngoro ji ci juróom benn téeméer ak ñaar yoo xam ni testé nañu leen dañ ciy ànd ak docteur Mamadou Ndiaye. ci junni ak juróom benn téeméer ak ñaar test yi ñu jot a def téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ñoo ci positif ci junni ak juróom benn téeméer ak ñaari test yi ñu def téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ñoo ci positif ci ñooñu am nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak ñaar cas contact mooy ñi nga xam ne dañoo am feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji fanweer ak ñeent ñoo ci cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji waaye dañoo xamul ku leen ko wàll ci ñooñu Saint-Louis am na ñeent Guédiawaye am ñett Joal am ñaar Mbao am ñaar Thiès am ñaar Cité Soprim benn Diamniadio benn Diourbel benn Golf Sud benn Grand Yoff benn Kaffrine benn Keur Massar am benn Kolda am benn Matam benn Mermoz benn Oussouye benn Patte d'Oie benn Point E benn Pout benn Rufisque am na benn Sacré-Cœur am na benn Scat Urbam am na benn et Yeumbeul am na benn téeméer ak ñaar fukk ak benn ci ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey bu ci yàlla àndee dinañ génn ñeent fukk ak juróom-ñeent ñu ngi ci réanimation yi ñeent ñàkk seen bakkan si bésu dëmb alxamis ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juillet bi ñu nekk
ñeneen ñi des ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na juróom-ñeenti junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci kaa yi nga xam ne am nañu doomu jàngoro ji juróom-benn junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn wér nañ si téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ñoo ci ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana di jaal aussi seeni mbokk ñi nga xam ne dañoo jot a ñàkk ci seen noonu. ci wàllu mbas mi la ñuy des ba tey ndax waa Enda santé ñoom jàpp nañu ne lépp lu aju ci xeex mbas mi nag war nañ cee boole ñi nga xam ne ñooy maaman yi nag mooy ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu médecine traditionnelle Ndiaga Sall moom mooy seen chargé de communication dañuy teewlu ay kàddoom ak Salimata Aw. dañoo nekk ci Sénégal dëkk boo xam ne bii bari na ay facteur cosaan waaye li ñu gis mooy ba léegi mënaguñoo am. maanaam réglementation boo xam ne bii mooy tënk ñi nga xam ne ñooy faju cosaan donc loolu aussi dañ leen ci doon yee pour wax leen mbir mi ba ñu ko tàmbalee ba léegi lan lañ ci jot a def actuellement fu mu toll gis nañ ni jaar na conseil des ministres mais ma nga takk assemblée nationale donc yooyu baax na ñu leen koy wax xool aussi ak ñoom yan jéego la ñu mën a def pour que fa mu ne ci assemblée nationale ñu mën ko promulguer donc yooyu ak décret yi muy war a àndal ak yëpp décret d'application yi yooyu yëpp foog naa ni ay waxtaan la yoo xam ni yi war nañ ko waxtaan fii léegi ci kanam donc vraiment ñetti organisation yooyu muy Enda Santé agence nationale de la recherche scientifique appliquée ak fédération nationale des praticiens de la médecine traditionnelle ñoom daal ñoo lëkkaloo dox jéego yi mais am na yeneen jéego yoo xam ne mi ngi xaar ci kanam ci wàllu même seen recettes yi ñoom yi nga xam ni am nañ ko foog nañ ni mën naa faj Covid-19 ñu mën a fexe ba lëkkaloo ci ak ñi nga xam ni ñooy gëstukat yi ñu xool recettes yooyu est-ce que baax na wala baaxul ak naka lañ koy mën a jëfandikoo. jërëjëf mu nekk Ndiaga Sall amee kàdduk ñi nga xam ni ñooy fajkatu cosaan yi ci biir réew mi ñu des ba tey ci wàllu wér-gu-yaram dem ca Kaffrine foofu moom jàngoro yi sibbiru ni ki daaw ci atum 2019 lu toll ci juróomi junniy nit ak juróom-benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñoo amee woon jàngoro ji ñu jàpp nag ni ren war nañoo xeex ba loolu du am loolu tax na ba kilifa yi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram gi foofee daje woon ci ak taskatu xibaar yi ngir wax leen yéene bi ñu am ba lépp loo xam ni dafay aju ci xeex jàngoro ji rawatina ci jamonoy nawet bi ñu mën koo siiwal ñoom taskatu xibaar yi loolu mën a doon gëneel nag ca dëkk ba foofa ca Ndukumaan El Hadj Sana Ndiaye moom mooy responsable bu bureau régional bu éducation ak formation médicale foofa ca Kaffrine ñu déglu kook Oumar Ndiaye. Koungheul ñu ngi fay def loo xam ne defuñ ko fenn ci biir région bi ñu tuddee ko AID kooku tamit suñu benn partenaire bi moo ñu ci jàppale ci xeexum sibiru bi gën a wàññeeku lool ci biir Koungheul parce que Koungheul aussi nañ ko wax moom ak Kaffrine ñooy vraiment région moo ñooy district yu gën a rëy maanaam ñooy département yu gën a rëy mun naa nekk sax ci mbirum population ci limu nit Koungheul moo ëpp ci biir région bi kon ça veut dire que Koungheul su dee sibiru bi bëri na fa lool day xëcc région bi vraiment mu dem ci li ñu tuddee vers le rouge niveau national dafa newoon téeméer jigéen yoo jël maanaam juróom-ñaar fukk ak juróom yi war nañ jël lu tuddee SP3 war nañ jël maanaam li nga xam ne mooy SP3 bi mais soo xoolee 2018 téeméer jigéen yoo jël pratiquement juróom fukk yi ñoo ko jël kon am na lu ñu war a dabi niveau national dafa ne téeméer jigéen yoo jël na juróom-ñaar fukk yi ak juróom yi maanaam jël lu tuddee SP muy 75% actuellement ñu ngi ci 58,2%. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñaari weer dox suñu digganteeg màggal boobu di bis bi ñu jagleel Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ca Touba ndox ma nag bawoo ci taw bi daanaka indi fa mbënd mu bari foofee ca dëkkaan yu bari jural leen nag njaqare ñoom askan wa Marema Diop. mbënd mi di ab jafe-jafe bu tar boo xam ne ëlëm na lool kilifa yi di yeewoo fii ci diwaan bu Touba Abdoulahat Ka ci ab ndaje bu ñu amaloon jagleel ka lu ni mel ci mairie bu Touba muy addu jëmale ci mbir mi. dañoo seetlu ne barab yu bare bari ci dëkk bi ak route nationale yu bare bari entrée bi fu ci nekk am na jafe-jafe ndax point bas yépp dafa rempli
ba kenn mënatul a dem kenn mënatul a ñëw 41 points la yoo xam ne yëpp dafa bari ndox kon pour état bi ñëwoon na def nañ études yi xam nañ ne lii mooy jàngoro ji léegi nag problème bi ku nekk gis na nawetab ren bi ni mu débuté war nañu ci teel a jël ay matuwaay waxtaan ceeg ñoom xool ban solution la ñuy def. ay saafara nag daan nañ ko indi te du yàgg dara bu ñu sukkandikoo ci kàddu gouverneur bu Diourbel di Gorgui Mbaye moom mi nga xam ne moo jiite woon ndaje boobee. saafara nag am na yoo xam ne du mën a xaar ndaxte bari na ay yoo xam ne dañuy tali yoo xam ne day dagg ba kenn du fa mën a jaar te loolu dafay indi xataay boo xam ne bu jéggi dayoo la te loolu mën na indi ay problème de sécurité ci nit ñi ak ci biens yeeg yëpp loolu moo tax ñu ne juróom-ñaari poñ yooyu yoo xam ne lim lañ ko xayma à peu près juróom-ñaari point la yoo xam ne kooku mënul xaar dañ ci daal di jublu. lu ëpp juróom-ñeent fukk ci ay point bas ñu gën koo xam ay gox yu xóot wàññi nañ ko fii ci diwaan bu Touba lu ne mel moo tax autorité yi di dajaloo ngir indi ay saafara balaa ñuy amal màggal gu mag gi Marema Diop fii ci Touba RFM. Marema Diop jërëjëf ca Touba sax ñu ngi fay xaarandi directeur général bu ONAS mu war fa dem ngir xool itam yan saafara la ñu mën a indi ci jafe-jafe ndox muy foofa jafe-jafe yi nag mën nañu jàpp ni ci atum 2012 ba tey daanaka diggee bu ne jot nañ ko fa bu mujj bi rek président de la république Macky Sall moo waxoon ni laataa ñuy egg ci màggal gi ñu dëgmal ci atum 2020 lépp luy saafara dinañ ko indi ci wàllu ndox mi waaye ba léegi daanaka amul dara loo xam ni am na ci yooyee diggee loolu nag ci la ñuy dellu siwaat ak Mouhamed Jo Diop. engagement yi fi président de la république jëloon niki daaw mu ngi fi ni tege ba léegi ci kanamu xalif général des mourides fukki fan ak benn ci weeru octobre bi ñu weesu njiitu réew mi président Macky Sall mu ngi doon fësal yéeneem ngir régler jafe-jafe assainissement ak approvisionnement en eau balaa màggal bi di dellu siwaat ñaari weer dox suñu digganteeg màggal bu Touba édition 2020 amagul lenn loo xam ne mandargal nañ ko ci terrain bi ngir fësal yéene boobu nga xam ne président de la République yëkkati woon na ko Touba am ay jafe-jafe yu tar ci ay taataa ndox ba tax na askan wi ñoo ngi sàkku ay investissement yu dëgër yoo xam ne dinañ ko def ci domaine boobu ngir mën a soppi xar kanamu dëkk bi mu gën a méngoo ak jamono ji liy firndeel jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy jànkonteel ci diwaan bu Touba ci li nga xam ne moom mooy ay taataa ndox mooy tali bi dafa dagg fi nga xam ne moom moo tolloog Daaru Marnaan bu weesoo solution d'urgence bi nga xam ne ñoo ngi koy wax ba léegi te genn gisaguñ màndarga bi ci terrain bi askan wi yeewoo diwaan bu Touba ñoo ngi sàkku ñu leeral leen plan décennal d'assainissement bi nga xamee ne atum 2012 lañ ko lancé woon lu jëm ci wàllum ndox mi naan ci biir kër yi tamit jafe-jafe bi foo ko takku rek weesu na ko am na programme d'urgence boo xam ne 2 milliards la yoo xam ne nguur gi yëkkati na ko waaye ba léegi ñu ngi ci phase d'appel d'offres yi muy wane nag jafe-jafe yoo xam ne ci wàllum assainissement ak ci wàllum ndox dëkk bi di Touba moo ngi koy jànkonteel la askan wi fi yeewoo nag di sàkku ci kilifa yi bu weesoo dige yi ñu soqi ay jéego ngir fajal leen seen jafe-jafe yi nga xamee ne ñoo ngi koy dund Mouhamed Jo Diop Touba RFM. tabaski gi ayu bés dox ci ñu diggante ak moom ca Ziguinchor moom union régionale bu consommateur ya fa nekk muy way jëfandikukat yi ñoom ñoo am njàqare gi li ko waral nag mooy wàllu dem bi ak dikk bi ndax li ñu tëj diggante frontière bu Gambie dañoo jàpp ni loolu dana indil jafe-jafe ñi nga xam dañoo bëgg a bàyyi ko fële ca bët gànnaar wutali bët Saalum dana indi jafe-jafe bu fekkee jaaruñu ko ca Tambacounda te wëndeelu googu dafay yéex te dafay indi ay jafe-jafe ci ñoom ñi ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu waxtaan ci seen biir ak ñi nga xam ñooy ay kilifa nekk Gambie loolu mën naa indi daanaka seen aafiya ci wàllu dem ak dikk bi leneen loo xam tam ñi ngi koy sàkku mooy dem bi ak dikk bi ci wàllu ndox mi loolu nag nu ñu leen ko mën a ubiliwaate dina doon gëneel ci ñoom Lamine Ba. kuréel bi ëmb consommateur yi nga xam ne ñu nga yeewoo fii ci Ziguinchor ñu ngay naxarlu bu baax a baax seetlu bi nga xam ne nag def nañ ko mu jëm ci tëj bi nga xam ne nag def nañ ko frontière Gambie bi te ñu jublu ci li nga xam ne nag moo di tabaski bi njiital la Arthur Diagne jàpp ne jot na nag ñaari njiitu réew yi waxtaan ngir ñu mën a tijji li nga xam ne nag moo di transgambienne bi ba nga xam ne dem ak dikk bi dafay gën a yomb diggante bët saalum réew mi ak bët gànnaar ci tabaski bi ñu jublu. comme dañu war a dund ak virus bi dañu war a tijji frontière CEDEAO yi te bu ñu ko tijjee day permettre ñu tijjiwaale Gambie pour gars yi mën a dox seen dox parce que tey ñun Ziguinchor waaye ñoo si gën
gën a sonn te lu ñu gën a sonnal mooy insécurité moo am si diggante axe boo xam ne mooy Tamba Dakar parce que diggante Tamba Dakar camions yi ñoo fay jógee dañuy jógee Mali di dem Dakar ce qui veut dire que yow da nga yor sa oto bu ndaw war a jiitlante ak ñoom loolu insécurité la te ñoom nu ñuy dawalee yàlla rek a xam yokkute dafa am si soble bi fu mu ne nii mi ngi def ba ay 1000 et quelque te dina dem ba 1500 fii ak ajjuma bii di ñëw. beneen pexe bi nga xam ne consommateurs yi jàpp nañ ne faaw ñu fexe jëmmal ko gaaw mooy ñu dooraat dem ak dikk bi ci kaw ndox mi diggante Dakar ak Ziguinchor mooy maanaam bateau yi ñu tàmbali waat leen doxal. bateau bi nga xam ne dafa waroon daw bateau bi dawul boobu bëree bateau bi lu tax mu ñoom mënuñu ko tijji ministre de la pêche interpellé nañ ko na tijji na bàyyi bateau bi daw bateau bi du taxaw benn dëkk Sénégal lay jógee ñëwaat Sénégal wéy na problème y a pas d'escale lu tax mënuñu bàyyi bateau bi daw ñu jël beneen bateau bi ñu def ci soble yi mu daal di ñëw parce que loolu bu ñu ko defoon dañuy faciliter tâche boo xam ne ki mooy tax ci tey soble bi yokku na ceeb bi yokku na diwlin bi yokku na lépp a yokku te mënuñ ci def dara service régional du commerce mënuñ ci def dara amuñu contrôle économique yoo xam dañuy wàcc sur le terrain pour contrôler les prix. ci ay fan yu néew ci ginnaaw vision citoyenne di organisation de la société civile bu fekk baax fi ci Ziguinchor yëkkati woon na ay kaddu sàkku it ñaar njiitu réew yi ñu waxtaan ngir ñu ubbi yoon bi ci Gambie. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. bu ñu jógee ca Ziguinchor ak Lamine Ba dañuy dem fële ca Ndar ak Mohamed Nabi Silla lu jëm nag ci ndimbal li bawoo ci fonds force Covid 19 te mooy ndimbal li bàyyi ko ci mbas mi fële ca Ndar moom ñi nga xam ne ñooy borom bus tataay rek ñoo jotagum seen i koppar waaye regroupement régional bu transporteur yi ñoom ñi ngi xaar di sàkku ci kilifa yi ñu gaawee leen Mohamed Nabi Silla. borom bus tata yi ci Ndar ñoo njëkk jot fonds force Covid 19 biñ leen jagleel mu doon gëneel gannaaw gi nga xamee ni. kenn ku ne jot na chèque biñ ko jagleeloon. léegi nag chèque bi ñi ko fi nekkal ci tasaay jox nañ ma ko chèque baa ngi 340 man nag maa jiite te sax nun camion yi ba léegi biñ pare. Baye Jibi Ndiaye di président regroupement des transporteurs kontaan ci lool woo nguur gi ngir mu accélérer ndimbal li mu jëmee ci ñeneen ñi nga xamee ni ñoo ngi xaar waaye itam mu bëgg ñu sellal. niñ koy joxe ba kenn ku ne gis ci boppam. ndax ñi ngi may interpellé su lu nekk ne ma lu tax tata yi jot xaalis te soo fi gisul xaalis waaw dañ ma kalaame xaw ma nag lu ko bëri ba léegi bi ma ci lañ ba jox yëpp seen xaalis lañ soxla te sax daa ñëw Dakar toog a bis di transport wax ak moom alhamdulilah bu dee région Ndar milliards yooyu ñuy jox mbaa bi région Ndar lu ci war a def na ma ko bindi leetar daañu ko def bëgg naa fii ak fukki fan musée Fass na joxe atal jox xaalis mu leer laa bëgg. séddaleem xaalis bi ci bus tata yi amul benn coow te mbir mi jaar yoon ba tax na ñu rafetlu ko tey jii ñiy yëngatu ci wàllu transport bëgg ñu wéyal lu ni mel ci yeneeni boroomi woto yi déposé woon seeni kayit. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. dañuy dellu si waat fii ci Ndakaaru ak DET sant muy jumtuwaayu xarale bu am solo boo xam ne ña ngi ko samp ca Diamniadio loolu nag njiital ADIE muy agence bu informatique bu état Cheikh Bakhoum li mu xamle mooy technologie bu xarala la te loolu dana dimbali askan wi ci ay milliards yoo xam ne dañ ko doon perte ndax dana fexe ba lépp loo xam ni seen i données la woon muy état bi ak privé yi ñu mën leen di leen koy dencal dañuy déglu ay kàddoom Abdou Diouf Diagne moo ko indi. suñu mbëbët moom mooy fii ak au maximum 2 mois ñu mën a livrer donc data center bi comme ni ngeen ko gisee daanaka lépp yemb na équipement yi ñëw nañ donc installation bi rek moom moo des te gëm naa ne donc fii ak 2 mois lépp dina pare li nga xamante ne moom lay engendrer moom mooy ñu def ay économie d'échelle parce que gis nañu ne pour def ay data center yu ndaw ci ministère bu ne ay milliards lay coûter état bi mais surtout nag pour exploiter leen chaque jour parce que day soxla énergie day soxla climatisation day soxla ay nit ay ingénieurs yi nga xamante ne ñoom ñooy doxal tous les jours système bi donc loolu tey yëpp dinañ ko éviter grâce à la mise en place de ce data center là te ñu ngi ñaax suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk ci administration bi yëpp ñu def vraiment un plan bi tax ñu def migration bi fii nga xamante ne moom mooy Diamniadio ci wàllu protection données nag bu ñu koy wax tey am na kuréel bu ñu jagleel protection données tey état moom mooy premier acteur bu war a mën a préserver loolu parce que CDP état moom moo ko teg projet bi nga xamante ne nag ñu ngi koy doxal tey muy le projet Smart Sénégal daanaka donc mu ngi jar donc $150 millions loolu nag bu ñu koy wax ay composantes yu bari la.
ñu wax ci dialogue politique bi ci jamono ji ñu toll nag xam ngeen ni tàggatémbe na ca weeru mars ba léegi amul dara loo xam ne yëngu na ci mu yemoo ak ñu bëggoon a xam lu aju ci élection yi ñu dëgmal ci suñu kanam te amul kenn ko xam ci ban app lañ koy defee loolu nag indi na ak jafe-jafe am na ci taxaw seetlu bu ci Mohamed Aliou Mouba def ñu teewlu ko. relancer dialogue politique bi jeexal processus électoral bi loolu lañu war a def nu mu gën a gaawee pôle de l'opposition bind na sa kii di Famara Ibrahima Sagna président dialogue national Saliou Sarr bokk ci l'opposition bi. comme coronavirus bi mi ngi fii te dañoo war a dund ak moom te xamaguñu kañ lay jeex comme léegi gën nañ ko miin. ñu wax ni nanu donc au niveau du front de résistance nationale coordonnateur bi Mokhtar Souran bind na donc Famara Ibrahima Sagna le président du dialogue national pour ñu nan la ñuy def pour reprendre dialogue boobu parce que dafa am ay mbir yu bari yu ñu waroon def ko. majorité présidentielle bi moom itam loolu la gis Bouna Sambou jàpp ni am na élection yoo xamante ni ñu ngi xaar foog ñu sóoraale leen. déjà dàqoon nañu élection locale yi. ba yokk mandat wu élus locaux yi. tamit 2022 ñu ngay jëm ci ay élections législatives. 2024 ci ay élections présidentielles. donc loolu yëpp war na tax pour que ñu mën a respecter calendrier républicain bi. ñu yeggale waxtaan bi nga xam ne tàmbali woon nañ ko ak waa société civile ak yeneen kujje bi ak parti politique yëpp. pôle des non-alignés kenn demul ñu des ci relance dialogue politique boobule ndaxte buñ sukkandikoo ci Déthié Faye liggéey bu bëri mi ngi xaar acteurs politiques yi. tey jii li ñu war a def mooy li ñu wax ne mooy d'abord bureau comité de pilotage wala la conférence des présidents toog xool naka la ñuy eggalee liggéey bi ndax commission yi bari daanaka seen liggéey pare woon na li desoon mooy def rapport commission bi validé ko am na commission yoo xam ne lu tuuti la ñu dese woon mais conférence des présidents de commission bu daje woon dinañu mën a wax ne liggéey bi lii moo ci des mën nañ koo def ci diir sàngam ci condition yi itam lañ koy mën a defee pour que feebar bi bañ a dugg ci biir ñi nga xam ne itam ñoom ñooy jóge ci goxaan yu ne ñëw di daje chaque jour pour def waxtaan. waxtaan bi nag ci wàllu dialogue politique bi tax na ñu d'accord ci yenn question yi ci wàllu processus électoral bi audit fichier bi ak évaluation processus bi dem na sa ba partenaire technique yi d'accord financer audit fichier boobule lu des kay mooy ñu xoolaat statut de l'opposition ak calendrier électoral bi calendrier boo xamante ni dafa jàppoon au plus tard élection locale yi ñu war leen def ci ñaari fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars 2021. RFM bitim réew. xibaar yi bitim réew Youssou nga dellu si ñu yaatal ko. war ko tàmbalee ak CEDEAO ñoom ñi ngi am njort bu rafet ci ne daal Mali mën nañ fa am ndam. juróomi président la ñu woon kon bokk ci président Macky Sall daje ak démb ak président bu Mali di Ibrahima Boubacar Keïta ak ay responsable yu nekk ci mouvement du 5 juin ñoom nag seen bébét mooy fexe ba président bi wàcc kii di Ibrahima Boubacar Keïta. waxtaan yi kon dinañ ko wéyal lundi 27 juillet ci benn sommet extraordinaire visioconférence la maanaam ku nekk da ngay nekk sa réew xarala yu yees yi kon lañuy jëfandikoo ngir waxtaan président bu Niger di Mahamadou Issoufou moom mooy président en exercice bu CEDEAO moom nag am na ci yaakaar bu baax a baax ñu déglu ko. Au nom de la délégation des 5 chefs d'État. ci tuuru délégation juróomi njiiti réew yu CEDEAO bëgg naa jaajëfal bu baax a baax président Ibrahima Boubacar Keïta ak askanu Mali ci ni ñu teeroo jot nañoo waxtaan ak président bi ci situation politique Mali am naa yaakaar bu baax a baax ni dina am déggoo ndax man li may wax saa su ne mooy noon bi sunuy askan am mooy xiif bi ak tamit lii di terrorisme mu doon jafe-jafe ci région CEDEAO yëpp kon yaakaar naa ni acteurs yi yëpp xam nañu li ni mel xam nañ ni combat bi ngir ndóol jóge fi ak terrorisme moom la ñu war a jiital kon ñëpp dañoo war a kon xool ñuy def ba ñu booloo ñu xeex noon bi nga xamante ni moom la ñu bokk. La cohésion pour faire face à cet ennemi commun. ca Mauritanie lañ jëm mu mel ni mission bi ñu jagleeloon commission parlementaire ba yokk nañu ko. dina def kon ay enquête ngir xool kan moo jël ay suuf jox ko benn kon prince bu nekk ca Qatar njort ni kii di njiitu réew ba woon la di Mohamed Ould Abdel Aziz ñu fekk ca Nouakchott suñu ndaw Mohamed Diop. ci njeexteel weeru juin wi ñu génn la liggéeyab commission d'enquête parlementaire bi war na jeex waaye pencam ndawi réew mi daa mujj rek yokku app bi. ngir rek commission bi mën a yokk nag ci li mu doon saytu yeneen ñaari poñ yu bees
benn bi ñeel lenn ci suufas réew mi ñu jàpp ne nag dañ ko joxe. ci loolu nag la ëtt yi tas xibaar yi fii jàpp ne benn île bu ndaw la boo xam ne ki fi nekk njiita réew mi di Mohamed Ould Abdel Aziz nag moo ko jaay benn prince bu ne Émirats arabes unis beneen poñ bi nag di ñeel xëtt gu ñu xëtt loi bi nga xam ne nag ñu ngi ko tëral na atum 2016 rek ngir xeex nag lépp luy ger ci réew mi di kon ñaari mbir yoo xam ne nag saytukat yi jàpp nañ ne président bi fi nekk nag lañ ci dut baaraamu tuuma. waaye nag bu ñu fàttali ko Mohamed Ould Abdel Aziz jotoon naa lank wuyu ji waa commission d'enquête parlementaire bi ba tax ñuy laaj bi yoon ndax buñ ko soxlaa ci l'enquête bi dina dem wuyu ji Mohamed Diop Nouakchott RFM. ñu des ba tey ak suñu dëkkandoo yi jógee bët gànnaar dem kon bëtu Saalum ca Guinée Bissau ñoom nag dañuy waaj a ubbi seen espace aérien avion yi kon li ko dalee dimanche mun nañ jógee ci benn région bu Guinée Bissau dem ci beneen ba vol internationaux yi nag le 1er août lañ ko jàpp ñu dem ca Bissau fekk fa suñu ndaw di Noir Mankali. décision bi dañ ko jël ci réunion bu conseil ordinaire des ministres xamante ni dañuy proposer chef de l'état Oumar Sissoko Embaló ndax mun a daxaat état d'urgence bi fanweer fan pour ñu mun a renforcer campagne bu sensibilisation ci rajo yi ak télévision yi ak yeneen organes yu média yi ngir population bi mun a continuer di observer strictement te ñu bañ a bàyyi seen loxo ci mesures yoo xamante ni moom la autorité sanitaire ak haut commissaire bu Covid-19 jël ci yeneen nouvelle stratégie pour mun a xeexal pandémie bi exécutif bi dafa annoncé ni day renforcer contrôle bu circulation yu auto interurbain yi ci cadre bu clôture sanitaire waaye tamit ñu mun a éviter propagation bu Covid-19 diggante région yi. yeneen défi yoo xamante ni moom la gouvernement bi jël mooy ni pour ñu mun a indi ci rigueur mesures yoo xamante ni dañuy tere pour yóbbu wala indi ñoo xamante ni ñoo faatu ci bitim réew pour ñu indi leen fi ci Guinée Bissau wala ñu dindi leen ci capitale Bissau yóbbu leen ci intérieur ci yeneen région yi ñuy fàttaleku ne Guinée Bissau ba bés bi mu ngi enregistré junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett cas yu infection pour Covid-19 ci ñooñu ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn la ñu récupérer maanaam ñoo wër te ñaar fukk ak juróom-benn ñoo ci faatu Noir Mankali Bissau RFM. Youssouf dañuy dem ci république démocratique bu Congo procès bu appel bu Vital Kamerhe moom dàq nañ ko ba juróom-ñaari fan ci weeru août. waaw ci ajuma ji lañ ko waroon amal waaye directeur de cabinet bu njiitu réew bu Congo day desandi prison moom Vital Kamerhe kon dañ ko daan ñaari fukki at kaso kon ànd ak travaux forcés maanaam liggéey bu mu sañta bañ moom mu ànd ci ak doomu Liban bi di Jamal Sami di entrepreneur ñoom nag li leen toppee mooy dañoo luubal nee nañu koppar bu jege 1,0 milliard ci franc CFA di koppar boo xamante ni dañ ko génne woon ngir tabax ay logement yu ñuy jox kon ñi nga xamante ni jàpp nañ ni seen doole bëriwul foofu ca réew ma lu jeexale ko ak Soudan foofu nag beneen ñaareelu charnier ay soldats la ñu gis foofule ca dëkk ba lu toll ci ñaari fukk ak juróom-ñetti néew ay officiers armée bu Soudan nee na ñoom dañoo jéemoon def coup d'état ci atum 1990 ba jamono jooju kon Omar El Béchir moo nekkoon ca nguur ga ñu daal di leen faat gas benn pax kon ñoom ñëpp daal di leen suul ci pax boobu de am na beneen pax bi ni mel bu ñu gisoon kon ci weeru juin ay fukki soldat tamit lañ fa fekkoon nee nañ ñoom ci atum 1998 lañ leen faat ay soldat la yoo xamante ni ay déserteurs lañu maanaam dañoo fexe kon dañoon fexe daw armée bu Omar El Béchir ñu daal di leen téye faat leen daal di gas benn kamp tamit daal di leen suul foofule Pape Ngagne. jërëjëf Youssouf Bodian ñu dikk daal ci xibaar yi tàggat yaram ànd ci ak Cheikh Tidiane Diagne. niki tey yi ci ngoon ci bu juróom-ñaari waxtu toptalee fanweeri simili danañu door lii di final coupe de France diggante Paris Saint-Germain lay daal di doon ak ñii di waa Saint-Étienne loolu nag di ab match bi nga xamante ni moo di njëkk gannaaw ba ñu toogee ab diir bi nga xamante ni mbas mi di coronavirus moo leen ko daal di woon tere def ci lim nag lu tolloo ko 5000 spectateurs dañ leen daal di permettre ñu daal di ñëw teewe googule final foofule ci stade de France diggante Paris Saint-Germain ak ñii di waa Saint-Étienne. Jordan Henderson di capitaine bu Liverpool moom moo di meilleur joueur bu Premier League ci saison 2019-2020 moom mi nga xamante ni moo di milieu terrain bu Liverpool moom nag daal di amal ab rôle gu am solo ci titre bi nga xamante ni Liverpool daal na ko jël di titre champion d'Angleterre gannaaw bu ñu toogee ab diir maanaam lu toll ak fanweeri at te jëluñu ko Henderson nag moom dafa daal di raw ci googule course kii di doomu Belgique bi di Kevin De Bruyne nekk ci Manchester City ak itam attaquant bi nekk ci Manchester United di Marcus Rashford jàppale nag loolu moo di prix
nga xamante ni daal dafay wane xarañteef jour bi li mu jot a wane ci gile saison ci xayma nag Liverpool amoon na yeneen joueurs yi nga xamante ni ñu ngi doon xëccu googule raaya bokk na ci seen góol di Alisson Becker di doomu Brésil doomu Hollande bi di Virgil van Dijk Trent Alexander-Arnold di doomu Angleterre ak itam doomu Sénégal gi di Sadio Mané jàppale nag gannaaw course gi Kevin De Bruyne moom mu féetee si ñaareel place bi Rashford féetee si ñetteel place bi Alisson Becker ak Van Dijk ñoom ñoo complété li nga xamante ni daal moo di top 5 bi ñu daal di ko jeexaleeg comité exécutif bu ligue bu football bu Thiès ñoom nag niki samedi gi danañ amal ab réunion bi nga xamante ne dañ ko yaatal club yeeg bépp acteur bi nga xamante ne daal da ngay yëngu ci wàllu football yëf yi nag nañ ko daal di door ci bu 11h jotee ci mairie bu Thiès Ouest ngir daal di waxtaane yenn ci ay décision yi nga xamante ni daal lii di fédération sénégalaise bu football daal dina ko jël ak itam ci lu jëm ci projet FIFA Forward Maniang Soumaré réunion bi nag bu jeexee danañ amal jëno ak way taskatu xibaar yi ci bu 15h jotee ci samedi gi incha allah. jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne ñu dikk daal ci xibaar yi mbas mi di Coronews ak Nafissatou Silla. Brésil nag daal dina enregistré tey jile lu ëpp juróom benn fukki junne cas yu bees bu coronavirus ak junneek ñetti téeméer ak fukk ak benn nit yu faatu ci jàngoro ji bilan total bu cas confirmé yi nag daanaka daal dina romb limu 2 millions ak ñetti téeméer ñi faatu daal dina dépassé juróom-ñetti fukki junneek ñeent Brésil nag topp ci gannaaw Amérique ci réew yi nga xamante ne ñoom la Covid-19 gën a laal président Bolsonaro nag moom mi nga xamante ne juróom-ñaari fan ci weeru juillet la amee jàngoro ji nekkoon na ku néewaloon loolu ni jàngoro ji graawee ba tax na sax danoon wax ni rek ab grippe bu ndaw dong la rax ci dolli musul fu laal dogal yi nga xamante ne jëloon nañ ko ngir confinement bi ndax mu jàppoon ni loolu deful lenn lu dul daal di nax saayal yi di koomu réew ma démb rek seet nañ ko ci wetu pale ba mu war ab moto te takkul sax masque tey jii la ci vendredi bi nag Amérique moom ci boppam nemmeeku na lu ëpp juróom-ñaar fukki junniy nit yu mu testé positif fi ñu toll ni nag réew ma sax dépassé na li mu 4 millions ak lu topp ci ñu amee jàngoro ji ñi faatu nag tey jile mu xëy nemmeeku lim bu toll ci junneek juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett Mexique nag daal di xëy tey ci suba si daal di nemmeeku juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk nit yu ñàkk seen bakken Pérou nag moom ak Chili ñoom fi ñu toll nii nag jàngoro ji mi ngi wéy bu baax a baax situation bi daal di leen jaaxal ndax gis nañu sax surtout foofu ci Pérou ni hôpitaux yi sax mënatuñu jël nit ñi ci Europe moom France daal dina nemmeeku fukki nit ak ñeent yu faatu ci jàngoro ji ci benn fan Italie mooma daal di ràññee ab yokkute bu ndaw ndax tey ji la xëy na nemmeeku 300 ak juróom benn cas yu bees ak fukki nit yu ñàkk seen bakken Espagne mooma limba yéegaat loolu ndax mu ngi ci lu ëpp 2 junni ak juróom benn téeméer ak fukk ak juróom waaye ñetti nit kese la gis ni ñoo ci faatu ca Belgique mooma cas yi tamit mi ngi wéy du yokku ñoom tamit 3 nit rek ñoo faatu ci jàngoro ji waaye mu am ci xale bu toll ci 2 at contamination yu bees yi tamit enregistré nañu ko ca Allemagne Portugal ak tamit Russie boobee sax diggante démb ak tey 154 nit ñàkk nañ seen bakken ci Covid-19 Inde moom daal dina xëy confirmé 4,7 ak 441 cas yu bees yu coronavirus ñi faatu nag toll ci 2,7 nit ci Hong Kong tamit feebar bi yeewuwaat na fa ndax ñi ngi ci 2 contamination yu bees mu yéeg bu baax tamit foofe ca Japon ndax diggante démb ak tey ñu ngi ci recensé 2 nit ak 21 ñu amee jàngoro ji Afrique nag moom jamono ji ñu toll nag moom buñ ko xaymawee lépp mi ngi toll ci lu jege 700 junni nit yu amee jàngoro ji lu ëpp nag fukki junneek juróom benn nit yu ci ñàkk seen bakken Afrique du Sud daal di ci ëppale loolu ndax moom bi mu xëyee rek tey jile gis na ni ñi amee jàngoro ji ñi ngi toll ci lu ëpp fukki junneek ñett ak téeméer ak juróom fukk ak ñetti nit yu faatu. ak RFM kumpa jeex na. Nafissatou Silla jërëjëf ca Tambacounda la ñu jëm ak reportage yu tabaski gi. ak RFM kumpa jeex na. lu aju ci reportage yu tabaski gi la ñuy dikk dal ak Moussa Oumar Gueye foofa nag ca Tambacounda naam ay xar am na fa waaye askan wa ñoom xaru yar yi moo leen gënal ñu teewlu reportage am. ci ñi gën a bëri ci borom kër yi li leen gënal mooy ñu am xarum yar ndaxte jàpp nañ ni moo gën a duuf waaye nag leneen lu ñu jàpp mooy xarum yar yi seen njëg dafa cher looloo tax nag ñi nga xam ne robb nañ leen ci daral bi nekk fii ci quartier Liberté Tambacounda ñi gën a bëri dañoo taamu xar yi nga xam ne dañ leen di yar. man maa ngi tudd Ibrahima Sori Diallo xar yi commencé nañ mais prix moom dafa takarnaas lool ci gën a ndaw yi ñu ngi koy jaay fii ay 70 ay 80 dem kaw bu dee man kese
xar yar moo ma gënal. daral yi am na ay xar mais xar yooyu yooyu lañ du xar yoo xam ne yu ñuy yafal yu ñuy yar quoi seen doxalin si affaire tabaski désormais nit ñi suñu mënee liggéey la nit ñi suñu mënee di yar ay xar de sorte que tabaski suñu côté suñu ñu jaay ko xar yi ñëw vraiment du xar yu am poids parce que du xar yu ñuy yar kii àll yi ñuy lekk yu ñax ak yooyu dafa cher xar yu ñuy yar yi dafa cher man xar 200 000 la jël. man boobu gaajo laa tudd fii ci daral bu ginnaaw tribunal Birmix xar yi am nañ bu baax 180 90 xar 70 000 xar yu ñuy indi la xar sàmm la xar yar moom parfois da nga gis 2 wala 3 wala 4 bëriwuñu daal. waaw man de xar sàmm moom a gënal parce que xar sàmm moom laa tàmm te moom laa miin te moom mooy njëriñ dara. waaw xar yar moom parce que dafa amul sens ñun quoi amul sens ñun moom. jënd jaay dem ci luuma yi ñuy vient ci luuma yi rek. ñi nga xam ne nag ñooy yëngu ci wàllum njaay ak njënd mi ñu tuppee leen ay teefanke wala ñi nga xam ne dañuy def opération tabaski li leen gënal mooy coggal yi buñ ko amee mu soqeekoo ci Afrique sowu jant moo xam ci Mauritanie wala ci Mali ñu daal di koy indi fii ci Sénégal bu ñi nga xam ne nag ñooy soxna yi ak tout tànk yi li leen gënal ëppal solo mooy na am benn kuy boo xam ne dana koy yeew ci tabaski bi muy xarum yar wala xar bu ñuy indi daanaka amul solo ci ñoom. Moussa Oumar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. kay Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndal. jërë ngeen jëf accident bu rëy bi am bërki démb ca Yoff ba ñetti nit ñàkk ca seen bakkan l'observateur xëy na ko ci xëtamu njëkk ubbil yéenekaay bi waa ji doon dawal camion bi def accident boobee moom ci jëmi boppam moo nittali ni accident bi demee Abdou Diop la tudd nee na jàmmalaay la doon dem jaare biir Yoff gis genn góor gu jekk-jekk traversé ci kanamam mu di ko moytu làmb ay frein fekk fa dara ca la camion ba saaraane mbëkk waa ji mu faatu mu lonkub taxi di dem ak moom di ko diri ba tànc ko ci benn miir ndekete ñaari xale di ay mag ak rakk ñoo newoon ca taxi ba kenn ki Mouhamed la tudd tolloon ci ñetti at ka ca des yaay Yande Gueye tolloon ci juróom-ñetti at ñoom ñaar ñëpp fi saasi la ñu faatu l'observateur dolli ñu ci ne camion boobee def accident bi ba mu demee di defi visite technique dañu ko dàqoon ndax ay frein yu bon mu waroon a delluwaat coronavirus bi ñëw ci la ñu arrêté visite technique yi Abdou Diop jëlaat camion bi di ko dawal di ci daw dépense ba far yóbbu ci ay nit Firdawsi moom Abdou Diop mi def accident bi moo nittali loolee ñi fekk accident bi di ay témoigné li ñu gis ñoom it nittali nañu ko ci yéenekaay bii di lii quotidien mu di ay témoignages yu naqaree dégg ndax miti gi mu miti bokk na ci ñaari xale yi faatu ci accident ba ak ni ñu commencé woon ci biir taxi bi ba ciit li ñu ne ko ñaari xale yi fa ñu dëkk ak fa accident ba amee soriwul ñu sori témoignage yooyee te dem ci journal Le Témoin li mu xëye moo di avocat yi ci réew mi ak ni jàngoroy coronavirus bi yàqee seenub liggéey journal bi nañu dañu ko waxu rek waaye avocat yi covid 19 bi jural na leen ay gàllankoor yu rëy ci seenub liggéey bokk na ci audience yu ñu suspendre ak it li ñu amatuti dossier yu ñu traité te jafe-jafe yooyee fépp la baro bu Ndakaaru sax jot na ci wàllam bu baax a baax ndekam ña ca wàlla ndoo ba ñoo daanu ca teen ba rawatina ñëwoon ca pind ba personnel soignant mu di fajkat yi ci centre de traitement coronavirus bi am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne ni ñu dundee coronavirus bi ñoo ngi ko wax ci l'observateur bokk ci Tako Bass dib sage-femme moom nee na yàlla baax waaye dafa naroon a dof Ibrahima Fall di médecin ne moom demoon na ba toll ci jamono joo xam ne mi ngi doon rëcc lu mu doonee ab médecin ndax li mu gis moo ko yéemoon beneenu médecin di El Hadji Oumar Samb xamal journaliste l'observateur yi ne tolloon na ay guddi yoo xam ne da doon jooy ni xale ñoom fajkat yi réew mi ministre bi leen jaboote di Abdoulaye Diouf Sarr journaliste ko nee nañu ARMP di autorité de régulation des marchés publics te waat na loxom ci beneen marché bu tolloon ci ñeenti téeméeri millions mu di marché bu jëmoon ci ay vaccin yu ñu waroon a baaxi ministère de l'élevage Fermone la joxoon marché ba xañ ko Soprodel ci lu mu tegul fenn ARMP nemmeeku ci ay rëq-rëq tax mu kase marché ba réew mi di Sénégal bari na ay faqir li koy firndeel mi ngi ci Vox Populi agence nationale statistique démographique di ANSD moo defub enquête ci tolluwaayu ndóol gi ci réew mi enquête bi ñoo ngi ko def ci diggante 2018 jàpp 2019 li gëstu bi génnee moo di téeméeri nit yoo jël ci Sénégal fanweer yaak juróom-ñaar yu tegas lëf di 37,8% ay faqir lañu ak ñàkk ngi leen di bëgg a rey Pascal Louis Arban ñetti weeri kaso ngi koy yot lan moo xew sursoi nañu moom waa ji di Pascal dafa am jabar bëggoon lu neex jabar ji tax mu invité woon ko dîner ci benn restaurant bu nekk ci dëkk bi Pascal ak jabaram Elisabeth def nañu 14 ans de mariage maanaam fukki at ak ñeent ñoo ngi sëy yéenekaay bi nañu ci digg dîner ba fa la ko jabar ji waxee ne dafa am far maanaam am na beneen waay bu dee ci xolam Pascal mer di tëbëka dal ba ne dafay dem ci réseaux sociaux yi siiwal fa njaalaw gi jabar ji nekkee l'observateur nañu li Pascal def looloo ci gën a sedd ndax bi ko jabar ji waxee ne dafa am far bay sàkku mu may ko baatam fase ko Pascal fitalu karabine la ko génneel. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye la woon moom la ñu àndaloon ci xibaar yi yéenekaay yi ñu koy gërëm bu baax dikk nag dal ci ponk bu mujj xibaar yi digg njolor gi aju ci wàllu gis-gis moom mooy point de vue tey nag ñuy waxtaanee wàllu tabaski gi ak jàngoroy mbas mi. waaw mu mel ni jàppandi na kon suñu ñaari gan yi ñu war a seqal waxtaan wi docteur Ousmane Gueye la moom directeur bu SNEIPS la mooy service national éducation ak information pour la santé ak professeur Mouhamadou Lamine Dia virologue la ci l'hôpital bu Fann nekk jàngalekat nekk chercheur ci service bu BAC
bactériologie virologie ca faculté bu médecine ak université Cheikh Anta Diop bu Dakar suñu ñaari gan yi ñi ngi njëkk ñu nuyu docteur Ousmane Gueye maa ngi lay nuyu Ousmane. maa ngi lay fay. maa ngi lay nuyu Mouhamadou Lamine Dia. maa ngi lay fay Papa Ngagne. waaw ponk bi ñuy njëkk waxtaanee ñu tàmbalee ko ak docteur Ousmane Gueye Ousmane ku ne tabaski di nga xam ni fête la ñu wax mu nekk fête boo xam ni bokk na ci fête yi gën a mag ci réew mi yemoo ak jamono joo xam ni nag li fi xew moom mooy wàllu mbas mi ndax dina yomb ñu feetu ba pare mucc itam ci li nga xam ni moom mooy jàngoro ji ndax loolu mën naa nekk lu yomb. waaw jërëjëf Pam Ngagne nga may ma rek ma nuyu professeur Dia nuyu sa auditeurs yi ak auditrices yëpp di tàmbali kàddu gi rek ci li président de la république wax barki démb ci conseil des ministres. gis ni ñi ngi jub ci fête muy tabaski gis ni aussi mbas maa ngi fii ba léegi ñi ngi am ay cas yu dul jeex donc mu soññi ñu nañu continuer sensibilisation loolu nag bu ñu ko waxee nag mooy li nga wax rek mooy tabaski jub na. nit ñi dem ak dikk bi dina bëri nit ñi dinañ jóge ci bërëb yoo xam ne maanaam mun naa ko citer muy Dakar muy Thiès muy Diourbel war a dem seen i dëkk nga xam ne côté yooyu feebar baa nga fa woon ñu ngi dem ci yeneen dëkk xëy na feebar amu fa ñu ragal ne mën nañ ko fa yóbbu. ba tax na lii suñu warugal rek mooy waxtaan ak population boobu. boo toog mënta ñàkk bu fekkee mënuñoo toog benn place def fa tabaski bu fekkee faaw ñu dem seen dëkk. kenn mënu leen ko tere. mais mun nañ leen nga baal ma docteur da nga ni waxtaan ak population bi. waxtaan bi lan la war a doon lan. waaw waxtaan bi léegi du ñëw rek ne takkal sa masque. du ñëw rek ne raxasul. waxtaan bi mooy lan mooy wax population bi ni mbir mi du mbirum ministre de la santé et de l'action sociale du mbirum président de la république du mbirum Ousmane Gueye mii di wax mais sa mbir la yow mii askan. yow yaa war a jël mbir mi ne tey dama koy xeex ba mu jóge fi. kan moo leen ko war a wax aussi loolu. waaw loolu ñun mooy suñu wargal. mooy tax ñun tey jii ñu am stratégie boo xam ni mooy dem leen ci gox yi. ak goxaade. muy li ñu tàmbali Dakar te maa ngi ni boo otul sa yeneen ngi dégg oto yi jàll maa ngi ngunjaan ni ci foraay bi ak suma équipe ministre jox ñu ay masques 5000 masques bu ñu indi ci foraay bi fii. waxtaan ak jaaykat yi waxtaan ak jëndkat yi jox leen jumtukaay yooyu wax leen ne mbas maa ngi fii et tey jii bu ñu bëggee mbas mi jóge fii amul juróomi pexe amul ñeenti pexe benn pexe rek moo ci nekk mooy li ñuy wax geste barrière geste barrière nag bu ci jiitu mooy tàkk masque. d'accord jërëjëf professeur Mouhamadou Lamine Dia ku ne xam na ni tabaski moom mooy fête la boo xam ni lépp loo xam ni daanaka mbas mi da koy bañ loolu la fête bi bëgg mooy saafonte gisee toogandoo waxtaan jóge ci dëkk dem ci dëkk ndax loolu mën naa ànd ak ñu mën cee mucc. Papa Ngagne maa ngi lay nuyu di nuyu aussi docteur Ousmane Gueye di ko féliciter ci liggéey bu am solo bi muy def di nuyu aussi auditeur u RFM yi. effectivement Papa Ngagne actuellement situation bi ñu dund nii jar naa tiit. parce que suñu xoolee épidémie bi ni muy doxee on se rend compte que ni effectivement mi ngi yokku li koy firndeel mooy nombre de décès yi ñuy am chaque jour 4 décès la ñu am en moyenne 3-4 décès par jour loolu mooy wane ni que épidémie bi mi ngi yokku toog nañ fii au début di def épidémie bi di tàmbali toog nañ pendant ñaari weer yi nga xam ne ñaari décès rek la ñu amoon léegi chaque jour on a pratiquement 3 wala 4 décès ce qui prouve que ni effectivement épidémie bi mi ngi yokku donc loolu soo si dollee yenn comportement yi ñuy gis ci population yi maanaam ñàkk sàmmook digle yi ministère di joxe maanaam sol masque yeeg raxas loxo yeeg distanciation physique bi vraiment war nañu tiit parce que actuellement nii ak contexte bi ñu nekk contexte préparation fête bi vraiment suñu respecté wul mesures yooyu épidémie bi il est clair que ni dafay yokku te si biir préparation bi ñëpp xam nañ ni que ni mbooloo yi day am parce que soo demee suñu demee xar mais professeur nga baal ma ndax pexe am na ci waaw pexe bi moom mooy doon communication man pour man comme mënuñu tere nit ñi ñu dem si yenn gox yi maanaam dem ci daral yi pour jënd xar kenn mënu leen tere aussi tukki li ëpp solo fi mu toll nii ci xeex bi mooy doon communication président de la république rappelé na ko récemment je pense que il faut que ñu communiquer effectivement ministère war na communiquer mais pour man aussi il faut que ñu jéem a wax ak ñenn ñi nga xam ni am nañ baat ci dëkk bi maanaam kilifa diine surtout pour que ñoom aussi ñu ñëw ci communication bi pour que nit ñi mën leen dégg parce que li wér te wóor mooy que ni
communication bi ñuy def nii actuellement bi ministère di def c'est bien que c'est baax na communication bu baax la mais apparemment nit ñi dégguñu ko. donc comme nit ñi dégguñu ko il faut que ñu woo ñeneen ñu nga xam ni seen baat nit ñi dinañ ko déglu. pour ñooñu aussi ñëw ci communication bi pour mu mën a ci mu gën a mën a jàppandi. d'accord maintenant nag. waaw allez-y professeur. non léegi nag communication boobu bien évidemment dañ koy axé surtout ci mesures barrières yi comme ni ko docteur Guèye waxee léegi. maanaam sol masque yi. raxas loxo yi ak sorante bi su ma nee ne. d'accord alors docteur Ousmane xanaa kon da ngeen di fent beneen xeetu communication bu bees ndax app bi ngeen am bariwul ci diirub une semaine naka ngeen mën a def ba askan yu mën leen a dégg lan ngeen ci mën a indi ci lu bees ci seen wàllu doxalinu communication. waaw mooy li muy wax nii rek ñun nee nañu tey jii muy li mu wax ni autorité religieuse yi ñu ngi ci ñoom def nañu ay déclaration mu ngi jàll ci yenn chaînes yi mais loolu rek doyul xam nga kàddu tey il faut ñu soutenir ko chaque jour mais deuxièmement am na pexe bu ñu lal mooy maanaam boo gisee tey exemple Dakar dinañ redéployer lu ñuy wax 12000 volontaires ci 12 districts yi district bu ne 1000 volontaires dana dugg ci district yi waxtaan ak population bi wax ak ñoom ñun ñu ngi ci biir ci foraay yi ñu ngi ci gare routière yi ñu ngi ci salon de coiffure yi ñu ngi ci tailleur yi defe naa tey jii loolu la ñuy def mooy sensibilisation de proximité jege nit ñi waxtaan ak ñoom mais Papa Ngagne lan moo am solo tey jii mooy li ñuy tubaab naan responsabilité individuelle mooy maanaam nit ki mu yëg ni mbir mi affaire am la du mbiru keneen moom moo ko war a mën a njëkk a xeex avant keneen di ñëw di ko jàppale defe naa loolu la ñuy oote tey ci sénégalais yi. waaw mais docteur nga baal ma est-ce que mbir mi tam rombul foofu ndax bu fekkente ni da nga jàpp ni ku takkul masque sa bopp nga ko def est-ce que loolu du njum te ku takkul masque sa morom nga ko def. waaw voilà loolu la. xam nga loolu aussi il faut mu leer. moo tax ma ne la bu doon loolu rek du compliqué. voilà moo tax ma ne la responsabilité individuelle la parce que nit ki au premier moment dafa war a xam ni moom xeex bi moom moo ko war a def moo war a protéger boppam mun a mën a pour protéger ki mu jàkkaarloo defe naa loolu. lu am solo la xam nga léeg-léeg dañu naan nañ ci boole daan ak yooyu mën na am ñi àgg si mais pour le moment je pense que la gën a am solo mooy li ngeen di def nii yéen en tant que homme média di wax ak population mooy ñun li ñuy def nii wàcc terrain bi waxtaan ak ñoom mais je crois que loolu bu ci ñëpp jàppee dina mën a jur lu baax pour réew mi Papa Ngagne xam nga naa la wax benn affaire tey jii am na loo xam ne ñëpp kenn weranteetu ko mooy masque bi muy fii muy États-Unis muy Europe muy Asie ñëpp xam nañ ni tey mesure barrière bu jiitu mooy masque ñaareel mooy raxasu ñetteel mooy distanciation physique bu ko sénégalais yi defoon tey balaa ñuy wax ñetti semaine ñëpp nangu def loolu vraiment mbas bi dina fi jóge je crois que tey ji message yooyu leen ni ñu war a mën a comprendre et di leen remercier parce que médias yi ñi ngi def seen liggéey correctement ñu ngi leen di féliciter mais aussi bu kenn wàccee sa loxo bu kenn bàyyeeku nañu continuer waxtaan ak population bi et nii ñi sénégalais yi moytu parce que koo xam ne yaa ngi jógee bërëb xamuloon da ngay amee doomi jàngoro bi nga war ko yóbbu ci dëkk boo xam ne xëy na ñooñu xalaatuñu woon sax jàngoro bi defe naa vraiment nu ma wax ni bàkkaar la mais responsabilité bu am solo la boo xam ne nit ki mën na cee war na cee bàyyi xel ba tax na ci transport yi nit ñi war nañoo continuer di takk masque d'accord professeur Dia ku wax virologue xam ni sa xam-xam màcc na ci wàllu virus ku la dégg itam ci bi ngay wax léegi wax nga ñu ne maanaam décès yi mi ngi yokk ndax mën nañoo njort ni kon dañoo eggagul ci pigu virus bi bu fekkente ni loolu moo am dëggantaan bu fekkente ni méngoo na tey ak tabaski gi mais lan la ñu mën a xaar ëllëg ci réew mi ak jàngoro ji. waaw c'est que effectivement épidémie bi comme ni ma ko waxee léegi mi ngi yokku ah donc cela veut dire mi ngi accéléré cela veut dire que ni pic bi moom atteindre guñ ko léegi nag fan la pic bi nekk man waaw pic bi moom atteindre guñ ko fan la nekk kenn mënu ko wax de manière précise li ñuy foog rek mooy que ni peut-être d'ici quelques mois dinañ ko jot mais de manière exacte mënuguñ ko wax xanaa peut-être les spécialistes en santé publique ñoom ñoo mën a def ay modélisation yu solide pour mën ñu wax effectivement fan la pic bi nekk mais je reviens si li docteur Guèye wax léegi c'est important mooy responsabilité individuelle bi c'est-à-dire nit ku ne effectivement da nga war a xam ni que xeex bi ci sa xeex la c'est-à-dire ñu ngi wax depuis maintenant pratiquement 3-4 mois léegi aussi nit ñi il faut ñu nangu déglu et puis nangu déglu message yi leen di wax et puis di ko appliquer port de masque bi c'est vrai que c'est important mais aussi war nañ wan nit ñi nan la ñuy solee masque parce que man ba léegi j'ai l'impression que nit ñi xamuñu ni ñuy solee masque et puis keroog romb naa benn waaye mu sol benn masque mais masque bi ñuul bi mu ñuul man bu ma ko gisee dama tiit
donc vraiment war nañ communiquer ak nit ñi si côté boobu wax leen nan la ñuy solee masque nan la ñuy ban rythme la ñuy war a changer masque yi. et puis visière yi aussi mooy ñuy sol pour masquer kanam yi. visière yi gis naa ay nit yi nga xam dañuy sol visière sans sol masque te loolu c'est pas bien. visière rek doo ko sol noonu sans masque ça ne te protège pas. donc vraiment il faut insister encore ci communication yi. parce que man fi mu toll nii loolu rek mooy solution bi. nit ñi kenn mënu leen tere dox seen soxla. kenn mënu leen tere voyager kenn mënu leen tere def yenn yi donc nañu communiquer. bañ a taay ci wax bi rek et puis di leen féliciter effectivement parce que yéen aussi yéen a ngi def liggéey bu am solo ci communication. merci beaucoup jërëjëf professeur Dia xam naa ni yow foofu la ñu tàggawee Ousmane bu fekkente ni am nga kàddu bu mujj booy daaneele. waaw mooy gërëm leen rek di ñaax sénégalais yi ba léegi mooy li mu wax rek nañ continuer takk masque yi ñi xam nan lañ ko takk masque day muur kanam gi ak comment dire bàkken bi ak gémmiñ bi defe naa loolu moo am solo di ñaax ñëpp feet neex na mais feet na nga ko fekkee ak sa jàmm yaram. defe naa loolu moo am solo sénégalais yëpp bu ñu comprendre loolu. vraiment dina sotti incha allah. jërëjëf docteur Ousmane Gueye nekk directeur bu SNEIPS muy service national bu éducation ak information ci ministère pour la santé plutôt ak professeur Mouhamadou Lamine Dia nekk virologue ca hôpital bu Fann nekk jàngalekat chercheur ca service bu bactériologie ak virologie ca faculté bu médecine ca université Cheikh Anta Diop ci Dakar. moom itam ñu ngi leen di gërëm bu baax mu nekkoon gis-gis ci xibaar yi diggu njoloor gi ak rajo Futur Média Aliou Dia moo nekkoon ci technique bi Pape Ngagne Ndiaye ci waxukaay bi ñu leen di jox daje incha allah ci beneen jotaay xibaar bu ci yàlla ndee nes tut di ngeen ànd ak soxna Aminata Ndaw ci communiqué yi ak tàgge yi jërë ngeen jëf.